salaamaaleykum mbokk Darou Manane TV ñu ngi leen di ziar baax ci leen baaxoon nuyoo mu ci émission bi di Nay Leer tey mu ñëw fii ci Touba Darou Manane fekk fii commissaire Khadim Ndiaye commissaire économique waaye tamit di liggéey ci ministère du commerce nekk tamit responsable ci Benno Bokk Yaakaar waaye tamit alliance de la république bu Macky Sall basé wu fii ci Touba Darou Manane mu ci village bu yaatoo yaatu am kër bu mu yore ci biir parti bi loolu it sabab suñu ñëw fi tey ngir waxtaan ak moom ci lii ñu tolloon mu ci local yi dañ koy jox mu nuyoo rek ñu daal di dugg ci waxtaan wi sëñ Khadim ñu ngi lay nuyu. jërëjëf sëñ Khadim ñu nuyu waa Darou Manane TV yëpp ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan di wax ne donc am nañu mbégte lool di seq ngeen waxtaan ndax site la boo xam ne ñëpp a ngi ko suivre muy site bu sérieux boo xam ne di traité li xew ci jamono ci professionnalisme donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi di ñaanal également sëñ Mountakha xalifa général des mourides su borom yàggal ko fi te naal yi nga xam ne moom la naal sëñ Tuubaa ñu motali yëpp te ànd ak moom ginnaaw moom di nuyu xalifa général des Baye Fall bépp kilifa goo xam ne rek xalifa nga si kër Baye ak waa Touba ak waa Mbacké. jërëjëf Cheikh Ahmadou ci présentation boobu ak nuyu bi matale na masala waaye it sëñ Khadim lan moo waral rek soobu gi ci biir mouvement présidentiel Benno Bokk Yaakaar lan moo waral dugg si ci biir politique bi. waaw loolu de ci tontu yu gàtt rek li ko waral mooy on a été séduit maanaam politique bu président de la république depuis bi ñu toogee 2012 ba léegi nii dañoo gis ne li mu def ci réew mi surtout jaarale ko ci li ñu tuddee plan Sénégal émergent ci domaine économique social environnemental dans le domaine de l'éducation à tous les niveaux ak sur le plan infrastructurel li ñu ci liggéey benn président bi su ko liggéey rawatina également dëkk bi ñu dëkk muy Touba ñu def liggéey boo xam ne également dañoo jàpp ne depuis les indépendances jusqu'à présent li ñu fi liggéey benn président bi su ko fi liggéey kooku nag dafa jar ñu ànd taxawal jàppale ko fësal li mu fi liggéey ndax tamit mérite na ko bokk na te dañ ko gëm nañ politique am te gis nañu gëm bi ñu gëm te ñu tegu ci yoon ndax saa yu ñu xëyee dinañ gis teg suñu bët réalisation xam ne def na ko ci biir dëkk bi à tous les niveaux yàlla nag dañ ne dañu suuf waaye li nga xam ne ni mooy l'essentiel du développement économique social Sénégal mi ngi ci te ñi ci am ay jéego yu ma sëkk malgré pandémie bi nga xam ne pays yu bëri solo nañ Sénégal wax dëgg yàlla am na benn résilience boo xam ne moo fi nekk ba nga xam ne même suñu laalee tamit solo lu ñu ndax programme yi mettre en place loolu tax na wax dëgg yàlla muy jàmbaar di président boo xam ne ku jar a jàppale la ku jar a àndal la loolu moo tax ñu engagé wu ci politique pour mën koo jàppale fii ci Touba mu mën fi am ndam. kon membre Benno Bokk Yaakaar nga wala membre APR nga. APR pur et dur. APR pur et dur nga mu mel ni kon Touba gi nga nekk ci wàllu coordination bu mel ni parti bu judd rek jotaguñ ko massifier mu dugg ci biir yore réew mi waaye yëpp mel ni structure bu naqare kale la ci benn côté ndax bu ñu xoolee département bu mel ni kan mooy coordination bi day mel ni day jafe ngir ñu mën koo xam. waaw xam nga loolu am na solo wax nga ko léegi ne nga parti la boo xam ne dafa judd rek jot nguur kon je pense que bu désorganisation amoon duñ jot nguur c'est parce que y a une organisation quelque part lu ñuy parfaire la na comme ni nga ko waxee te wolof Njaay dana lépp lu jot yomb contexte bu dana toll foo xam ne nii bàyyi mbir mu demee noonu te ñu ngi ci am victoire kon jigadiwuñu waaye nag buñ ko gënee organiser aussi mu gën a baax jàpp nañ ne le moment venu ki nga xam ne mooy suñu secrétaire général nga xam ne wax dëgg yàlla parti bi ñor na ko lool organisation bi ñor na ko aussi ni muy doxee ñor na ko le moment venu lépp décision bu mu ci war a jël rek bis bu waxtoo jotee dana ko jël mais pour le moment li ñu mën a constaté daal mooy vraiment suñu manque organisation bu nit ñi wax ñun jigagum nañu ndax fu ñu demee au niveau des élections danañ gagné il des nag évidemment comme ni nga ko waxee au fur et à mesure ñuy dem donc danañ gën a organiser wu te organisation am na ndax ci parti bi fii ni ñu ko structuré ay zone la boo demee xam nañ même bu fekkee ne mënuñ ni kii coordinateur waaye xam nañ kenn ku ne li nga war a def kañ nga ko war a def ak noo koy defee loolu moo ci am solo mooy lu tubaab bi tuddee convergence de vie et d'action loolu yàlla jox nañu ko yéen a ngi ci loolu mu mel ni kon jamono bu nekk ndax yaa ngi tudd léegi ne li mu def ci biir Sénégal amul benn président bu ko def waaye bu ñu waxee ci département bi mu mel ni wax na ne li mu def département Mbacké defu ko benn département moo xam ko jamono yi 2019 boobu ak léegi mu mel ni jigéen ñi ëpp njàmbat ndaw ñi ëpp njàmbat ci luñ jàpp lu mën a liggéeyee lan nga ciy xaar wala lan moo nekk programme mu ngir lu ñu war a defaat ngir ñi bokk ci ñoom mën a jot ci dara. comme ni ma ko waxee yaakaar naa nee naa léegi daanu daju suuf loolu moo njëkk waaye en terme de réalisation li mu wax loolu am la
ndax soo demee dans le domaine sécuritaire dañ koy def ci ay brigade de gendarmerie ak poste de police ak commissariat. kenn xamul nu mu toll. sur le plan de l' assainissement li mu ci liggéey également évacuation eaux usées wax nañ ko tamit évacuation des eaux pluviales mooy ndoxum taw bi. li ñu ci liggéey tamit bëri na loolu donte xam nañ ne ren jii taw na taw ba jéggi dayoo waaye terewul li ñu ci liggéey ñëpp teg nañ ci bët en terme de milliards. boo jëlee ci wàllu transport li ñu ci def kenn xamul nu toll éclairage public ak tamit sur le plan sanitaire moom moo jógati ndax hôpital bi ñu defar bëri dem 37 milliards muy un hôpital de dernière génération am na Afrique ak occidentale yëpp spécialité bi yëpp am fi mosu fay am. loolu ak yeneen domaines yoo xam ne nii xëy na bët du ci tegee waaye ay liggéey la yoo xam ne ndax dañuy wax ne suuf moom loo ci def nit ñu bëri mën nañ ko bañ a gis te fekk milliards yi mi ngi te lu leer la. kon loolu bu amee mu ñëw xëy aussi bi nga xamee ne ni commune bi ñëw na mu lancé programme bu ñuy wax xëyu ndaw yi au conseil communal ak ñeneen tàmbali di ci liggéey bu am solo ministère de l' emploi de la profession ministère de l' emploi et de la formation professionnelle di ci liggéey bu am solo à travers la direction de l' emploi ñu am fi structure yu fi nekk di jàppale ndaw yi comme ni ma waxee rek daan dañu suuf mais au fur et à mesure ñuy dem danañ gis ne ndaw ñi danañ gën a gis seen bopp bu baax a baax a baax a baax boo ko comparé ak 2012 am na beaucoup d' amélioration yoo xam ne mi ngi am dans le vécu des habitants de Mbacké et de Touba fi noonu nag lañ koy continuer c' est vrai que nag am na yu bëri yoo xam ne des na mais suñuy dem ndànk-ndànk ki nga xam ne moo la jox añ jox la ndékki jox la añ boo liggéey reer ko gëm te foofu lañ toll ak président la Macky Sall. fi ngeen toll mu baax loolu waaye tamit village bi Darou Manane mu mel ni askan wi jamono bu nekk ñuy laaj lan la gouvernement def Darou Manane mu mel ni dem na ba yokkatloo ñu bari ci ndaw ñi def politique doot ci doog a dugg ndax ñu wax bilan président baax na lool waaye wax lim la defal sa gox it mu am solo ndax bu ñëwee Khadim Ndiaye ñu ne Darou Manane la dëkk Mariama Ndiaye madame Mbacké dëkk Darou Manane Khadim Sylla dëkk Darou Manane général nekk fi Mor Gueye mi coordinateur zone 6 dëkk Darou Manane mu mel ni ba tey luñ mën a teg loxo luñ ne Darou Manane lañ def muy lu jafe lool ci mouvement présidentiel bi ngeen ne. waaw dëgg la boo ko gisee boo ko xoolee da ngay njëkk a wax ne xëy na Darou Manane amul lu ñu fi def waaye am na lu ñu fi def ndaxte sécurité am na fi éclairage également am na parti yu bëri yoo xam ne yaa ngi ko gis bërki démb donte tamit xam nañ ne Touba ci kanam mi ngi def liggéey bu am solo il faut le reconnaître mais état du Sénégal aussi kenn dem mu des li ci des rek mooy comme ni ko waxee politique aussi loolu la fa nga bokk muy sa gox nga fexe ba instance yi ngay teew ngay waxal pour sa gox mën développer. c' est vrai que ne il reste beaucoup à faire à Darou Manane bëri na ci le bitumage des routes. am na ci sur le plan également de l' éclairage ci benn partie bi bëri. éclairage bi des na yooyu yëpp tax na aussi on s' est engagé te xam ne bis bu ñu waxee président dañuy déglu donc véritablement suñu challenge yi ci biir conseil départemental bi mooy fexe ba Darou Manane gën a développé ci ni mu nekk ni war ko mën a romb te loolu gëm nañu ne donc bu ñu manqué ñu ñëpp nekk benn élection yi di ñëw ñu jox ndam président de la république dana gën a baax. ci loolu nag la ñu nekk ci liggéey suba. loolu ci ngeen nekk suba ak ngoon yaa ngi tudd éclairage bi mu mel ni Touba ci kanam moom xaw leen na wàllu ci côté boobu ndax Darou Manane ci quartier yu bëree bëri muy quartier Baye Diagne Seexaw ga quartier Mamadou Diop bii ñu dëkkal ak it quartier Mbaye Gadiaga ak quartier yu ci bëri ak ci muy ci quartier yi ci biir Darou Manane yi muy 34 yi mu mel ni éclairage moom lu manqué wu la am na ci quartier yooyu ay problème sax ñoo ko branché ngir manqué ay poto yoo xam électricité la ndax bu ñu xoolee am na fu ñu renforcer ay poto mooy ba léegi rapporté wuñ fa lii di fil loolu tamit lu ñu war a joyante war la kon. dëgg lu ñu war a joyante war mais bu ñu fàttali aussi am na 10 000 lampadaires yoo xam ne nii président de la république indi na ko biir Touba bi. donc am na côté bu Touba ci kanam bi def mais am na côté bu bëri boo xam ne également président de la république liggéey na ko fi ci Touba ci éclairage xëy na am na ci loo xam ne yëg see Darou Manane mais mooy li ma la wax léegi rek xam nañ ko joyante ne xam nañ les besoins yi seen ñi ci waxtaan ak xale yi et le moment venu incha allah da ngeen gis ne Darou Manane dana changé xartalam ci wàllu li ñu tuddee éclairage public. bu baax a baax a baax loolu lañ ci mën a wax ci ay wax xam ne ñu ngi ci yoon bi daal. lu muy lu am solo yaa ngi koy wax ci wàllu éclairage beeg ni muy demee waaye mu mel ni soobu nañ ci élection locale mu mel ni am nañ ci mbetteel mu bëree bëri ndax responsable yi fondé woon parti bi ñu ci bëri consulté wuñu leen bi ñuy defar liste bi. tànn nañ seen doom joxe ndax kooku tamit duñ ko génne ci alliance bi ndax it ci membre départ yi la waaye tànneef bi lan moo waral président déglu ci kenn. bon en fait xam nga loolu damay bëgg ñu leeral ndax élection yi c' est des élections locales. mais dafa am enjeu national. président toogoon nag kaf ne su ngeen ma wóoloo ni ngeen ma daan wóoloo su ma tànnee kenn du mer waxuñ ne su ma tànnee dana gën waxuñ ne kenn du mer
ndax yàlla suñu borom mi nga xam ne sax moo ñu sàkk dana jël décision am ñoo xam ne nii danañu rumalaat ci suuf sàkka doomu aadama waaye ndax dana woon su may jël décision du ma ko teg ci sama bakkan danaa ko teg ci xam-xam ca gox ba xam ko teg ko également ci xam-xam bi may am ci sama nit yi nekk ca gox ba ba tax na ma tànn su ma tànnee na ñëpp ànd ak moom je pense que nag nit ki boo ko jël loolu mooy souveraineté maanaam loolu mooy démocratie dañu jël ñun li ñu moom jox ko kenn ñun jël nañ ñi nga xam ne moom la parti ñu jox ko wóolu président la te kon lépp lu mu digal ci fànn boobu dañ ci ànd ak moom te ñëpp mënuñoo nekk tëddal si suñ defoon keneen tamit dana am beneen mbooloo moo xam ne dañuy jóg tamit kaas kon nag li mu jël jàpp nañ ne c'est le bon choix parce que xale la ndaw la yàgg na ci parti bi am na vécu am na expérience te am na dynamisme bi ñu topp ci ginnaawam tey jii dañoo bëgg ñu ñam jeunes yi ñuy mane fa lañ toll fi ñu toll nii c'est une génération de jeunes yoo xam ne nekk nañ fi kii am ambition yeggale parti bi feneen donte mag ñi fa nekkoon ils n'ont pas démérité ndax liggéey nañ fi liggéey bu am solo waaye day toll foo xam ne ginnaaw ñun ñu ngi fi di liggéey moom ñu teg ko suñu kanam ne ñëpp ànd jàppale ko suñ gañeel parti bi gañeel coalition bi gañeel waa Touba gépp mu ci am solo mais bu ñu oto tête liste yi waxtu ñu ci ginnaawee ba mu ëpp doole ndax bu ñu xoolee sëñ Moustapha Bousso nekk responsable Guédé muy zone 7 mu jiite ko ñu def ko ci liste suppléant ba dernier membre bu ne ci liste boobu muy xaw a doy waar muy Baye Diop it nekk Guédé di ci def ay moyens ci lu bëree bëri di ci jàpp mel ni tamit ma nga ca ginnaaw moom it kii di Baye Alla Sylla nekk 31e position mu mel ni kon même bu nekk tëdd si ndax nekkoon fu xawoon tane bu gën a nekk donc ab sac bu moom moo ko naqar di ñu àndal. jërëjëf mais xam nga képp bàyyi tuuti. waaye ni ñu ko tànnee jël nañ objectivité li ko tubaab bi wax. paramètres yu bëri aussi ñi ko doon def xam ne gérer nañ ko dañ na tànn dafa metti te parti boo ci nekkee néewul na ci liste rek nga mën a liggéeyee. bëri na lool te nañ jiite intérêt collectif mooy. ñi ñu tànn nañ jàpp ne ay ndaw lañ ak i mag yoo xam ne ñu ngi ci parti bi ñoom it ñu am ci ak yelleef suñ leen bàyyi woon tànn ñeete ñoom danañ dugg wax. kon nag nañ jël intérêt parti bi intérêt coalition bi nga xam ne tànn moo mel noonu. su tànn meleen loolu nag soo jëlee intérêt bi nga xam ne moom lañ bokk intérêt commun da nga teg loolu am fenn fu liggéeyee parti bi. boo xam ne bis buñ gañee am na fenn fu ñu leen di xaar fu ci liste doomu kon buñ ko jàppee noonu day yomb ñëpp mun nga nekk ci liste. président de la République bi mu tànnee tête de liste yi ñu bëri nee nañ am na ñoo xam ne xëy na yaakaaroon nañu dana leen teg tête de liste. bañ leen tegul tête de liste comprendre nañu xam ne situation bi nga xam ne ni mooy njiit dafa métti tànn yi dafa métti. compréhension moom laa laaj sama ñi ma bokkal parti coalition ñu xam ne intention bi du dàq kenn intention bi du nuire kenn intention bi aussi di ñàkkal fayda wala bañ a am taxawaay ci kenn ñëpp ñoo bokk yem. da di tànn moo mel noonu ñi ñu tànn dañ xam ne ñoom am na lu leen war ci liggéey bi ñi ñu tànnut ëllëg dañ xam ne am na lu leen war ci liggéey bi ndax tamit bu Matar Diop au delà de la personne Matar Diop seen benn bokk yaakaar ak président de la République moo taxaw rawatina muy koo xam ne wax dëgg yàlla soo ko gisee da nga xam ne booloo ñëpp la bëgg a seeti waxtaan ak ñëpp. kon nag loolu mooy message bi nga xam ne ni daal dama koy lancé position amul solo dugg naa dugg ma li ci am solo mooy ñu fexe ba benn bokk yaakaar gagné ci Touba bi te encore aussi ñu bëri taxaw nañ ne liste bi du jàll ñun ñu bokk ci parti bokk ci coalition bi ñu taxaw ne day jàll kon nag nañu xam ne liste position amul solo dugg naa am dugg amul solo ndax liggéey bi du jeex. liggéey bi du jeex waaye li bëgg mu jeex ci dëkk bi rawatina Darou Minane gi ñu nekk mu mel ni ndox manqué na fi lool ñu koy dund ci ay jafe-jafe yu xaw a diire ñu gis sa benn publication sa page Facebook mu wane ne mel na ni waa OFOR saafara nañu jafe-jafe ndox mi te booba Darou Minane ngir nga am loo ñunu sax doo ko am ci jafe-jafe màggal boobu loolu loolu situation boo xam ne waral nga yëkkati sa kàddu non koy xam nga nu mu demee xam nga tungu ne du teew duñu nataal man du ma wax ma gëmul ndax dañoo amoon ay problème ñun sax Darou Minane yàlla dogal na fi zone bi musuñu am problème ndox yàlla dafa dogal ñu am ay problème technique fii ñun ñëpp koñ bi yëpp amuñu ndox ci saa si ñu woo leen defuñ 5 minutes ñu ñëw ils ont réglé tout le problème du quartier tout ci zone bi loolu nag ma gis sama ma teg sama ci quartier bi nga ne waaw fii ma ne quartier bi soriwul ndox am foo xam waaw mais xam nga vous savez demande ndox ci màggal dafa am loo xam ne foog nit ñi comprendre ko tuuti mooy quand l'offre est supérieure à la demande foog problème dem Touba déjà population bi rek macha allah dañu ñaan yàlla mu yokk muy ay millions ngi nit ñëw foofu nag bu fekkee ne demande bi dafa ëpp offre bi problème yi rek mooy maanaam c'est des problèmes boo xam ne ànd mi nga xam ne état ji jël ay solution parce que lu toll ni 28 forages nekk bi
te bu màggal jotee mu am problème moo leen wane ne du problème bi ñàkk forage mais problème bi c'est la demande qui est supérieure. ministère bi nga xam ne xëy na mooy yor wàllu ndox mi ñu ngi koy saytu balaa déwén solution dana am mais ñun ci màggal gi li ñu gis bu teg suñu bët la. ndax amoon nañu ay difficultés parce que loolu li tax moo ko mooy réactivité. xam nga service état dafa war a am lu ñu tuddee une certaine réactivité. war nañ ne nga bàyyi la ngay def ñëw wuy si population yi am soxla ce qu'on appelle le service public. La rapidité dans le service public. président la daf koo bëgg te keroog dañ koo gis foog ñu saluer bu mel noonu. moo taxoon ñu wax li ñu wax te terewul tamit am na zone yu am na zone yoo xam tamit bi ñu defaree loolu pare ñu ci bëri am coronavirus nañ di am ndox loolu moo tax ñu bind liñ bind te bu jotaan danañ ko bind ndax loolu lañ gis. loolu ngeen gis waaye Darou Manane sembélutum ndox ba miir almet Darou Manane di daanoo am kër yoo xam ne seen i borom génn na quartier bu soriwul dara kooku toile tam yàqu na xëy na kooku it demande sociale la ciy demee ci moom ngir nga jàppale ko ngir mu amaat toile bu mën a suturlu woo. waaw danañ ko jàppale incha allah ndax ñoom ñëpp suñu nit lañu képp ku dëkk Touba rek liggéeyal ko jàppale ko mooy liggéey Serigne Touba jàppale ko aussi mooy liggéey suñu borom. rawatina ñoo xam ne xëy na ndox mi daf leen yàqal. loolu moom incha allah dañuy boole mu baax te li ci waxtaan yëpp dañu ko jàppale bu baax. incha allah kaddu yoo bëgg a tëjee rek. waaw kaddu yi daal mooy ñi ngi jëm ci ay des élections yu am solo. élections yoo xam ne ñun amuñu adversaire. ndax ñi fi nekkoon 6 ans lañ fi def mosuñu fi ñaari bis lañ fi jënd benn bànn. amuñu bilan kon ñun dañuy dem avec la certitude qu'on va gagner quelle que soit l'adversité. ñu mën a dëgg suñu kanam am nañ programme président de la République suñu programme la ndaw yi ñu fi teg c'est des jeunes dynamiques. te xam nañ ni kilifa yi ànd nañu kon nag li ñu des mooy ñu mobiliser wu donc organiser wu pour song objectif bi nga xam ne moom la ñu mooy jox président de la République ndam loo xam ne gëj na ko am depuis 2012 mooy suñu objectif te ci loolu te kenn du ñu dévier nag ku ñu fekk nag ci terrain politique bi danañ ko ànd ak yow ba mu jeex ak ci yar ak teggin ci ak wormay dëkk bi waaye duñ may kenn nag mu wër ci télé yeeg rajo yi di wax loo xam ne taxaw soo ko waxee bu ñu xëyee suba danañ ko wekk ci yar ak i teggin mais tamit am benn objectif mooy fexe ba président la am ndam Touba loolu la moo suñu yitte. nga nekk médiateur ci parti bi ñu bari guux seen i lex waaye boo fa jaaree mel na ni am na secret boo yor sa diggante ak ñoom. non bu secret loolu moom dañ cee sant suñu borom la xam nga sëñ Mata liggéey moom dafa neex parce que ñu bëri comprendre mais nit ku baax la. nit koo xam ne nii dajal rek ko tax a jóg ku ànd ak moom nag ku ànd ku mel noonu yaakaar naa yow tamit ci loolu la nga mën a nekk. mooy jàppalante ndax nit ki dana mer mi ngi mel ni diggante borom kër soxna. kenn dana mer soxna dana dem dana mer mel ni da day génn fekk dafa am bu ko naqari rek mu dem. loolu moo ñu daal ñi foog ñu dem seeti nit ñi waxtaan ak ñoom ñu xam ne ñoo bokk gaal gi ñoo bokk lépp mer dana am waaye bu ñu waxtaanee ak ñoom xam li nga xam ne mooy intérêt collectif enjeu yi nekk ci joŋante yi. li ñu jàpp danañ ko bàyyi ñu ànd ak ñu liggéey loolu rek la waaye nekkul secret bu particulier. jërëjëf Cheikh Amadou ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci yitte gi ñu may doon dina jot gi xaw na jafe tuuti waaye sàkk nga ci waxtu xaw a néew may ñu ko ngir ñu waxtaan ak yow lu ubbi bopp nit ñi ci élection locale yi ñu jëm ñu dellu di sant bu baax a baax ñiy bàyyi xel la Sen Mouride Darou Manane TV ñu sant ñëpp di leen gërëm rawat na ñuy bàyyi xel émission Nay Leer kon ci beneen jamono ak beneen gan rek jaa ngeen jëf